Diawar Mbaye dëkk Fass Boye ancien membre CLPA. waaw li waral suñu daje mooy dañu dégg fan yi baat yu ñu xaw a naqadi mu génn suñu ministère muy kàllaama yoo xamante bi dañu tiital jaaxal ñu tiit bi mooy monofilamment bi nga xam ne ñu bëgg a interdit Sénégal mooy mel na lu nga xam ne 90% ñu ngi koy jëfandikoo fii ci Sénégal suñ ko interdit ñoom nappkat yi fu ñu jëm jaaxle mooy bu ñu loolu amee pare ñun fan la ñu war a jëm. bon ñu ngi lancé appel ministère ak président de la République Diomaye premier ministre Ousmane Sonko nañu fi bàyyil monofilament yàqul géej dañuy dégg ñu ne wax ne suñu monofilament su jàppee jën dafay continuer su daggee dafay continuer napp mbaal buy continuer napp est ce que loolu mën nañu dégg loolu mën na nekk bu fekkee wax nag dafa dof noppi yi koy dégg war naa nite bi ci des nañu xool dëkk yi nga xam ñooy jëfandikoo monofilament ak yi koy jëfandikoowul kan moo ëpp jën Fass Boye ngi nii ban jën lañ fi gis bu nga xam jàpp nañ ko mënu dem marché te monofilament lañu jëfandikoo ak yeneen dëkk bon ministère bi balaa mooy jëlati benn décret na waxtaan ak mool yi wàcc ci terrain bi wax xool li xew Sénégal raw nañu toog ci benn roq benn nit ñëw rek indi la information ni lii lañu bëgg defal ñu lii nga def loolu bon nañu bàyyiwaat xel ni nappa gi li ngay suuxal bis bu ñu mën a nëpp interdit monofilament Sénégal bon napp Sénégal mooy napp Sénégal suux na bon nañu seetaat nappa gi taxawaat nappa gi laaj ñi am xam-xam nappa gi ñi nga xam ñooy yëngu si nappa gi ñu leen di laaj bañ a laaj moolu kartabal yi moolu kartabal rek ñoo daane Sénégal moolu kartabal rek ñoo daane Sénégal bon nañu delluwaat gannaaw monofilament mooy gën ci nappa yàqul géej économie na am na jën bu nga xam ne moom li mu soxla lay segg li mu soxla bàyyi na ko fa bon yaakaar naa ne liñ ñu bëgg a indil nag mooy yées fuuf te itam dafay soxla napp Sénégal yaakaar naa ne bu ñu demee ba réew mi nag dem nappkat yi amatuñu lu ñu liggéey lenn rek fi sës de mooy Barça wala Barsaq ci boobaa nag bu ñu interdit kenn bu ñu ne kenn bul dem ñun napp lii lañu yaakaar loolu la ñu am mooy suñu sutura moom la ñu suturloo moo nekk ci Sénégal gépp fépp ñaari dëkk rek ñoo ko fi bañ ña ko fi bañ nag ñun moom suñu nekku ci ndamuñ ci ñëw ci ñun ñoo ngi suñu dëkk nañu ko bàyyi suñu liggéey nañu bàyyi li ñu am ministère waaw bu fekkee comme nii la mel de moom mën nañu awal ñu utal ñu kenn parce que wax dëgg yàlla amul li mu wax du xam-xam xamul dara ministère bi xamul dara xamul luy pêche te Sénégal nag du ma tàggu di wax ñaar ñu koy sampal nañu bàyyi sampal ministère bu nga xamewul yaa bay mbërëk ak yaa bay tas ministère bu xamewul géej ak tàmbajang boobu ministère baaxul nañu sampal ñi nga xam ne ñooy doomu mool yi di nekk si géej gi xam lan moo xew si géej gi nañu sampal ministère yu mel noonu am nañ ci Sénégal bare nañ fi nañu sampal ministère bu baax bu ñu xam bu ñu liggéeyal waaw Arona Boye waaw ñun dafa am lu ñu naqadi moom la ministre bi wax te na leer ministre bi ni fii ak 3 mois bu mool yi di rayante moom moo tax mool yi di rayante ndax képp kuy liggéeyee si monofilament pare nga pour jaay sa bakkan ngir li may liggéeyee du fi jóg tey mool yi am na ñoo xam ñu ngi commencé si géej di kar gaal yi di leen saaga naa leen li ngeen liggéeyee baaxul te lu mu jaral ñoom ñi nga xam ne liggéeyuñ ko jaral nañ ko ñun ñi koy liggéeyee mool yi suba bu ñu deewee benn bu ci dee si bopp ministre bi la aju wala moom Ousmane Sonko li ñu bëgg nag mooy ñun Fass Boye monofilament la ñuy liggéey amuñu problème ak benn dëkk amuñu problème ak génn géej dem liggéey ñëw aayewuñu kenn suñu géej nee nañu nag géej yi liggéeyee monofilament amuñu jën loolu du waxu dëgg Fass Boye ngi quai de pêche baa ngi gaal yaa ngi fi gaalu gan yaa ngi fi gaal yi fi dëkk ngi fi étranger yaa ngi fi ku nekk yaa ngi liggéey di jot sa wërsëg ñun nag monofilament la ñuy liggéey ba ci suñu bakkan fu ñu mënti dem ci adduna bi ñun moom la ñuy liggéey te pare nañu pour jaay suñu bakkan pour liggéeyee ko Ousmane Sonko nag bu fekkente ni population bi moo ko ñor bu fekkee liggéey moo ko ñor bu fekkee ànd ak njabootam moo ko ñor mooy njabootam lii la ñu bëgg a liggéeyee Ndar ba Cap Skirring ñaari dëkk ñoo ko dul liggéey te boo demoon dégg naa ñuy wax ay dañuy dédommagé mënu leen dédommagé benn nit bi liggéeyee mbaalu caas état mënu ko fay ndax mënoo jël sa 4 millions 5 millions def ko ci monofilament plus de 300 et quelques gaal ci benn dëkk nga bëgg leen fay foo leen di faye loo leen di dédommagé ñun soxlawuñ ci ñoom dara defaluñ ñu dara état defalul mool yi dara lijjantiwul mool li ñuy liggéeyee pour jot suñu wërsëg nan ko bàyyeeg ñun moom la ñuy liggéeyee te nag monofilament du fi mus a jóg moom la ñuy liggéeyee tey ba suba wasalaam. man la Abdou Karim Sarr nekk vice-président conflit au niveau national du département région de Thiès donc li ñuy wax rek li nga xam ne moom waral tey moo andi problème bi nga xam ne moom moo am mooy wax ji jóge ci ministère bi wàcc ci mool yi mu nekk wax boo xamante ni wax bu doy waar la wax bu metti la aussi tamit ci mool yi wax la boo xam ne aussi tamit mën na andi problème yu bëree bare surtout pêche bi parce que bu ñëwee taxaw
wax ni li mool yi di dundee li nga xam ni mooy la mool yi di jariñoo loolu dañu ko fi war jëlee mu di monofilament loolu wax la boo xamante ni wax bu rëy la te fa mu ko waxee aussi tamit li gën garaaw mooy fa mu ko waxee parce que daf ko waxee ci kër gu mag kër goo xamante ni lépp lu ñoo def ci réew mi lu ñoo wax ci réew mi lu ñoo tëral ci réew mi foofu la ñu kaa waxe moom mu dem ba foofu wax fa loo xamante ni mën na taal àddina bi c'est parce que boo li tax mën na taal àddina bi mooy dafa ni li nga xamante ni moom la mool yi di dundee dañu ko fi jëlee est-ce que bu ñu ko fi jëlee mool yi daañu dundati est-ce que bu ñu ko fi jëlee mool yi daañu amati teraanga ndax bu ñu ko fi jëlee mool yi daañu amati lu ñu suturloo donc loolu mooy li nga xamante ni moo naqat yi tey moolu Sénégal di commencé nag Ndar ba Cap Skirring boo analyser li nga xamante ni ñoom ñoo bañ mbaalu Thiass ak li nga xam ne ñoo bëgg mbaalu Thiass soo ko analyser defe naa ni li bëgg mbaalu Thiass mooy ëpp li bañ mbaalu Thiass kon defe naa ni Cissé bi yomb na li tax yomb na mooy na def analyse ci ñi nga xamante ni dañu wax ni lii baax na ak ñi nga xam ne dañu wax ni lii baaxul defe naa bu defee analyse boobu rek dana yomb ci moom pour mu mën Cissé mbir mi parce que loolu dafa yomb ndax boo xoolee tey li ñu wax li nga xamante ni ñoom ñoo bañ mbaalu Thiass ak li nga xam ne ñoo ko bëgg boo ko defee tey boo ko xoolee tey ci Sénégal ñi bañ moo fukki nit du ko paase mais ñi bëgg ëpp na junniy nit mais loolu naka nga ko mën nag yow Cissé nga ni nañu bàyyi lii jël lii te ñi nga xam li nga bàyyiloo ñi ëpp ñi ko soxla mooy ñi ëpp ñi nga xam ni bëgguñu ko kon li am solo mooy ministère bi na delluwaat gannaaw mu xoolaat bu baax wax ji nga xam ne daf ko wax donte léegi dafa war woo mool yi diisoo ak ñoom waxtaan ak ñoom laaj leen li ñu bëgg ak li ñu bañ mais warul ñëw rek dem assemblée rek jël benn décret boo xamante ni daf ko wax mu di gaañ ñoo xamante ni moo ëpp fuuf ñi nga xamante ni ñooy ñu ci des. ministère bi dafa juum parce que wax bala nga kaa wax da ngaa diisoo ak ñu ko bokkal mais ministère bi ñëwagul benn yoon man xamaguma benn dëkk boo xam ne ci Sénégal ministère bi dem na fa lu dul ñaari dëkk mu di Ndar defe naa ne ak Soumbédioune laa xam ci ñaari dëkk yooyu nga xam ne dem na fa te moom moo njaboote mool yi keroog bi mu faloo dans 2 mois dafa war wër Sénégal fu mool nekk mu dem fa wax ak ñoom waxtaan ak ñoom laaj leen lan mooy seen jafe-jafe ak lan mooy seen bëgg-bëgg mais deful loolu dafa toog fi mu toog di jot ay information yoo xamante ni ay mal information la di wax loo xamante ni dafa andi misiba du andiluwul Sénégal benn njëriñ ci defe naa Diomaye bi mu ñëwee ak Sonko dañu wax ni dañu bëgg jàmm mais dañu bëgg andi jàmm ci réew mi mais dañu bëgg avancement ku bëgg avancement nag du xool loo xamante ni dafa avancé dëkk bi mu di ko gàllankoor te monofilament dafa bokk ci li nga xamante ni mooy dundal Sénégal noor ak nawet soo lekkee jën monofilament moo la ko jox dana am période boo xamante ni suñ ci tolloo soo lekkee jën rek fere-fere moo la ko jox kon kooku daka nga ko mën a jëlee ci loo xamante ni àdduna bi yëpp dañu kaa dundee nga ni dana nga fay jëlee soo ko fi jëlee lan nga fay andi mënoo fi andi leneen lu gën lool kon na bàyyi mool yi ak li nga xamante ni moom la ñoo dundee de monofilament ñu continuer jiga liggéeyee parce que loolu mooy andi jàmm ci réew mi mooy andi xéwal ci réew mi mooy tax nit ñi am jàmm mais détails yi nga xam ni moo fi am ñoom ñoo ko fi andi li kii wax léegi nag waxoon naa ko ci lompul ci benn CRD ma wax leen ni leen yéen ñii nga xamante ni yéen yéenay autorités yi su problème amee si géej gi yéen a ko andi parce que géej gi du ay tool géej gi du ay quartier ba nga xamante ni kenn ku nekk dañu naan fii nga war yem wala fii nga war commencé géej gi mënuñu ko dagg ay kër mënuñu ko dagg ay tool nañu bàyyi géej gi nit ñi liggéey ci parce que mool yi ñun ñëpp ñoo bokk mais bu ñu diviser bu ñu teqalee dañu bàyyi ñu ànd loolu moo gën. ministère bi daal li ñoo séentu ci moom mooy fa ñu ko séentu woon ak fi mu ñëw dafa bokkul dafa sore yoo lool parce que ñun dañu yaakaar ne woon bu ñëwee li ñu naqari moom moo kaa faj mais bi ñu ñëwee daf ñu gën a andil beneen naqar boo xamante ni moo gën pire bi mu fekkoon donc kooku kon mënuñu ànd ak moom di liggéey nañu seetal koo xamante ni dana gën ci mool yi man ànd ak ñoom déggoo ak ñoom ñu tekk fi mu ànd ak mool yi liggéey donc loolu mooy. Thiané Sow di am njàqare ak tiis ndax ministère bi jigéen la ñun tam jigéen lañu kon lépp lu muy def war na si gestu gannaawam lépp lu muy def lu muy wax itam war na si gestu kanamam ndax ñun fele-fele la ñu am ñun en tant que jigéen comme moom fele-fele moom la ñu am lii duñ si feer kon nanu bàyyil suñu fele-fele bii ak suñuy doom yi ak suñuy rakk yi ak suñu mag ñi ñu mën si liggéey ndax fele-fele képp ku ñu yàq na géej da nga xamul mool waaye ku xam mool dëgg-dëgg xam na nga koy jàppe xam na nga koy làqartee xam na nga koy nappe xam ni fele-fele yàqul géej lii ñuul si soow mi nag lanu war wax di waxuñu ka fele-fele mii dama ne moo gën si loo gis si géej moo si gën ndax fele-fele mii baax na lool ndax wolof Njaay dafa ne ku fàtte la fal bi say ñëw mu folli la dina gestu la ka faloon
ti mool yi la ka faloon si la kon na jàppale mool yi gestuwaat te li mu waxaat wax na ko ba pare waaye nag gestuwaat xoolaat ka xool nu mu koy modifié waat ba defaraat ka dama ne gis nga ñun fele-fele mii sunu bakkan lan si gar fele-fele mii ma ne en tant que góor ñun jigéen ñii fele-fele sunu bakkan lan si xar dama ne fele-fele ku ni neexul da nga see bokkul baa nga bëgg a bokk kenn boolewul la sa xol di xesan fele-fele nii moo fi nekk tey ba ëllëg ku ànd ak fele-fele ku ànd ak fele-fele masala. waaw man Taïru Diop waaw mbir mi de dañ si am njàqare ak tiis ndax fele-fele ñun suñu juddoo màgg si ba toll niñ toll kon bu ministère bi xëy rek ni daf fiy jóge rek dana fi indi guerre première part ndax ñuy commencé am ay problème ci géej gi te dem wax ji demagul fenn ma doon lancé message ministère bi xamal que ni que ñi ma gis ñu ay kilifa ñu taxaw si télévision bi ni fele-fele baaxul ñooñu seen gaalu clandestin yi fii la doon teer si dëkk yi dañuy jaay seen matériel def ko clandestin kon mënuñu ko def clandestin ba pare wëlbatiku ñun clandestin fele-fele teeñu clandestin bi nga ñëw ni fele-fele daf fiy jug loolu du ñu neex ñun du neex population de Fass Boye du ñu mas di tamit di neex ndax kenn ku nekk si ñoom ñooñu am nga foo jaar ak sa matériel ëpp na la doole nga jël sa matériel jaay ko pour mu dem clandestin nga jaay ko mu boxe wala mu egg clandestin nga jël say doom dugal ko si ñun ñu nekk suñu fele-fele yi di ñeent ak di ñett di si suturloo ñun ak suñu famille ak suñu population nga ñëw ni fele-fele boobu daf fiy jug loolu du mën a nekk nekkul lu ñu waaj ak lu ñu di cité ndax daf ñuy jaral ñu jël suñu bakkan bi daal di koy bàyyi si kër ga di tëmbe suñu xottu yaram rek pour l'instant pour lu ñu dal si sa kaw géej gi rek ñu mën ka xeex ndax kat ñun ñoo ngi dem mais nekkatul nit parce que tëkku bu ne nañ ñuy tëkku ndax ñun bu ñu yoree ay fele-fele di dem géej dëkk bu nu mënti dem dañuy bundu xatal bi mooy ñaari dëkk yi rek ñoom ñoo boo ko xoolee ba sa biir ñoom ñoo bañ mbaa caas ndax biñ ne fele-fele baaxul day yàq géej mënoon noonu bàyyi sax ñi moom fele-fele wax déedéet xaaruñu ñi moom fele-fele wax ñoom ñoo njëkkantu jël seen i ay télé ak seen i ay rajo di wax kon mbir mi am na lu si laxasu li ñuul si soow mi nag nañ ko seet bu baax a baax te ñu boole waat dëkk yëpp ñu nekk benn su fekkee bëgg nañu jàmm am si réew mi nañu bàyyi nit ñi ñu fele-fele parce que fele-fele moo nekk suñu xol parce que moom nañu xam loolu moom laa amoon loo xamante ne war naa ko mën a wax te dama koy wax ndax fele-fele moo ñu tee mbëkki fele-fele moo ñu tee mbëkki na jug si kaw fele-fele moo ñu tee mbëkki. Je suis Cheikh Diakhaté, le coordonnateur du CLP à Fass Boye Mboro. Nous sommes aussi à Fass Boye, nous sommes aussi aujourd'hui aussi à Fass Boye pour faire un rassemblement, pour faire des éclaircissements sur la sortie récente du ministre sur le monofilament. C'est pour vraiment éclaircir des choses. Et il y a des gens qui tentent à nuire l'image du monofilament, et à l'occurrence de nos voisins si près de nous, qui tentent à chaque fois essayer de falsifier ou de dire des choses qui ne tiennent pas sur le monofilament. Le monofilament est un engin de pêche utile, qui est efficace et qui a beaucoup de rendement ici à Fass Boye, à Diogo, à Mboro, à Lit. Nous utilisons le monofilament. Le monofilament ne gaspille pas notre écosystème. Ça ne gaspille pas notre écosystème. Ça garde enfin l'intérêt des populations, surtout dans la région de Thiès. Nous interpellons le ministre pour qu'il revoie sa copie, que le monofilament est un bon engin de pêche. Certes, tout n'est pas bon. Il doit faire un long processus pour pouvoir décanter et voir les nodis sur le monofilament. Ce que nos voisins disent, ce que nos techniciens de pêche disent sur le monofilament, ça ne tient pas et ça ne tiendra pas. Et nous continuons à travailler avec le monofilament. Et on va continuer à travailler avec le fele-fele parce que le fele-fele est le pourvoyeur d'emplois ici au Sénégal. Comment peut-on réveiller un jour sans consulter les acteurs de la pêche et venir nous proposer de dire que le monofilament gaspille notre écosystème? Et ce n'est pas vrai. Il faut que le président lui-même
venir s'enquérir le problème des populations, surtout les acteurs de la pêche, que ces techniciens descendent sur le terrain pour voir vraiment ce qui se passe, le vrai problème, la vraie source. Mais il ne faut pas rester dans les bureaux en disant que ceci n'est pas bon, ceci est bon. Il faut qu'ils viennent sur le terrain pour voir ce qui se passe réellement. Regardez vous-même, vous l'avez constaté, en tant que journaliste, le poisson est abondant. Et il y a une partie de pirogues qui n'ont pas allé à la mer parce on nous avait dit que la mer sera agitée. Et beaucoup de pirogues n'ont pas vraiment parti à la mer. Il y a peu de pirogues qui sont parties, mais regardez la quantité qui sont là sur le quai de pêche. Vous l'avez même voir. Cela montre que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Ici, le poisson est abondant. Ici, à Fass Boye, le poisson est abondant. Le monofilament est le meilleur engin de pêche qui est facile à manipuler. Il faut que notre ministre là revoie sa copie parce qu'on avait l'espoir de lui. Et rien n'est pas aussi trop tard. Il faut qu'il vienne sur le terrain, faire une visite de proximité pour voir, donner l'espoir vraiment des acteurs de la pêche. Sinon, l'immigration clandestine va renaître. Et nous-mêmes, nous allons partir avec nos enfants. Et ça, c'est une catastrophique au niveau national et surtout au niveau international.